Présenter aux populations loolu lay la parce que ku nekk ci yéen mun nga taxaw présenter bilan au maire te doo am gàcc bi ñuy jël maire bi fekk ñu fi dara infrastructure zéro man terrain vierge laa jëlee maire bi en 2014 y avait rien suñu borom dimbali na ma tey quartier par quartier bu dee def naa fa au moins 2 réalisations quartier par quartier amul benn quartier ci ak yi may waaj a inauguré te ñëwagul ci biir décembre bi yàlla suturaal na ma itamit bi may jël maire bi xam naa fan laa fekkoon samay jigéen xam naa fi ma leen andi tey bi may jël maire bi xam naa fu ma fekkoon jeunes yi xam naa fu ma leen andi tey suñu borom dimbali na ma 2014 ba 2020 at bu jot ma may minimum 100 xale bourse pour ñu jàng 100 xale par at 100 xale par at bu jot 2014 ba 2020 ba tey si suba maa ngi signé tey ba tey maa ngi signé at bu jot ma may 100 minimum 100 xale bourse yoo xamante ne pour ñu dem jàngi te ku ci gën a tuuti afi xam ngeen lu ñuy fay afi c'est 1 million 200 afi c'est 1 million 200 ñun ñoo négocier ak afi ma ne waa afi mënuma leen fay 1 million 200 ak nombre xale yi ma leen di joxal yëpp foog ngeen wàññil ñu moo tax ñu wàññil defal ñu 600 000 par élève par étudiant mais c'est 1 million 200 donc yàlla suturaal nañu 2014 ba léegi te it li ma leen di wax rek moo am de des fois ma dox ci mbedd bii tase ak xale mu ne ma maire monsieur le maire merci ma ne ko lu xew mu ne ma yaa ma may bourse xaw ma ko xaw ma leen de ñu may bourse xaw ma leen parce que man bir na ma ne 100 xale yi may bourse 100 xale yi may bourse wóor na ma xaw ma ci 10 yu mat parce que bu ñuy déposer ci suuf lañ koy déposer duñ ma gis ñi ci suuf ñooy defar yéegal ci kaw ma signé du ma gis xale bi de bu doon dama koy politiquer nag xam naa ni ma koy defee li may signé yëpp dama koy signé teg ko sama bureau woote nii cérémonie bu mel nii ne ne kaa leen jël seen attestation ñëppay ñëw ma leen koy jox par benn woo télévision ne damay maye bourse ngis sol la mais defuma ko et pourtant je paye l'année dernière on était à 75 millions 75 millions laa fay daaw bourse pour étudiants yi 75 millions laa fayal xale yi commune bi lijjantiwuma ko ànd ak man lijjantiwuma ko àndul ak man nay doomu commune bi rek am bac bugg jàngi andi kayitam fi ma may la donc li ñuy def dañ koy def parce que moom moo ñu war dañ koy def parce que suñu devoir la suñu warugar la en tant que maire de cette commune c'est pourquoi ma ne ñun utal nañ leen lay amul foo leen mun a dem te amul leen bilan boo leen présenté c'est pas possible donc daal loolu laa bëggoon daal ñu xaw ko waxtaane dama ko ci njàmbaas noonu parce que nag je pense que dafa am fu ñu jëm ci ay élection la ñu jëm et il est temps que fii ñu jëm ci élection yi ñu présent parce que ñun li population bi di xaar ci ñun du xuloo du xeex du teesante xam nga lan la population bi di xaar ci ñun lan ngeen fi def bi ñu leen joxee suñu maire yi ak léegi bilan lañ ñuy laaj bilan rek lañ ñuy laaj de keneen nag mënul présenter bilan day proposer keneen ku ñëw da ngay proposer boo leen ma joxee maire bi dinaa def lii mais par exemple dañ ko naan yow biñ la joxee suñu maire yi ak léegi yow lan nga fi def donc yéen ñii ànd ak Palla Samb boo leen demee seen quartier dañ leen di wax yéen bi ngeen Palla Samb mi ngeen àndal lan la fi def donc ku nekk war na xam te war nañ ko gis parce que lu ne fàng kenn du ko jeex te li maam Ablaye wax wee di gis bokku ci parce que bilan Palla Samb moom du loo xamante ne da ngay làmbaatu da ngay ubbi boo gëmmee sa bët sax teg sa bët donc aujourd'hui ñun foofu la ñu toll
foofu la ñu toll li am solo nag moom mooy loolu donc cette organisation bi ñuy def na doon une bonne organisation parce que bu ñu jógee foofu rue 10 après zone B mooy aye donc quartier par quartier la ñuy def mag ñi ci biir commune bi yëpp dañu bëgg fekki andi leen seet leen faj leen may leen ay garab ñi ci amul kii ñu assurer suivi bi continuer suivi bi ak hôpital ba ba ñuy am tan donc daal loolu laa amoon lu may wax ma bàyyi koddu ak Sira ñoom ñi nga xam ne ñoom Sira moo jiite commission bi ma bàyyi Sira après koddu Sira vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay di leen ziar ci weeru gàmm gu mag gi di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu maire jàmm te di ñaan ndam ci ñun yal nañ yàlla may ndam pa la toog fi ba doyal waxuma beneen deuxième mandat de day toog ba doyal dem Samb mérité nga ko di wax nag ku ci nekk ñi ngi lay woo organisation bi ñun ñëpp a ko bokk ku bëgg Palla ànd ak Palla rek ci nga bokk kon nag ñu góorgóorlu le 7 incha allah ni ko maire waxee école bi fees del ku dem yëgal ñeneen ñi ñëwul ñu wax leen ko ndaxte woote neex na ñu wuy si la dafa neex lool ca toujours loolu ngeen di def yéen femme commune bi yéen ay femme de référence ngeen toujours Palla gërëm leen yàlla na leen yàlla bàyyi ak seen Palla Samb mi may leen wér gudd fan ak seen njaboot ak mbooloo mu jullee di wax ci organisation bi dañu jël nañu yi ñu recensé yëpp jox ko Kader mooy secrétaire général bi donc def nañu loolu ba pare léegi li ci des mooy continuer rek organisation bi ñu def yéen ñëpp ngeen jàpp ci woo nañu femme Palla yëpp woo ñëpp waa commune bi yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñu dellu di ñaanal suñu maire yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan ak taxawaay bu am solo ba mu jëlaat maire bi ci 100% jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. moom laa waroon a jëkke ndaxte xam nga boo amee nit mu nekk kilifa am fu mu nekk mu nekkoon fenn fa mu nekkoon fa kilifa ñu bokk ak moom commune bi ñëpp xam responsabilité bi mu am ñëpp xam ne responsabilité communale voire départementale la am suñu boroom def ci mbaaxam ak bëgg commune am mu ne kat li maire di liggéey doy na ma damay décider bàyyi fa ma nekkoon ñëw ànd ak moom gor moomul loolu échange d'intérêt donc bu ñëwee tey te muy doon première réunion jaadu ñu ko présenté ko muy Awa Gueye merci beaucoup di la xamal ne fii sa kër la bi nga fi duggee ak léegi bu yàggee bu yàggul nee naa la keroog yàgg ñi fi am fukki at ak juróom-ñaar yéen a fi yem man sama kër amul gan fii maa fi jiitoog tey laa ñëw amul sama kër ku ñëw tey ak ku fi am fukki at ñoo yem benn amul maay seef amul maay jiit man sax du ma seefu kenn ñun ñëpp a tolloo kenn rawul kenn donc loolu laa xam donc jaadu na boo ñëwee tey mu nekk sa première réunion jaadu na quand même ñu waxal dalal la pour ñi nga xam ne amuñu woon chance su ñëw keroog bi ñuy recevoir ñu xam la ci kanam dinañ la jox parole mu tolloog également ma am beneen kilifa boo xamante ne ñëpp xam nañ kilifa la ci biir commune bi ànduloon ak man politiquement Benno Bokk Yaakaar la àndaloon di fa liggéey bu am solo bu xeex jotee mu xeexal leen bu attaqué ma jotee mu attaqué ma bu sànni ma xeer jotee mu sànni ma xeer mais loolu yëpp dans le cadre politique mu jouer rôle bi nga xam ne moom la war a jouer ci biir commune bi ba nekk tey une identité remarquable boo xamante ne ñëpp xam nañ ko bu jëlee décision moom itamit ci mbaaxam
sans condition ne ma sama mbag nga damay ñëw jàppale la bu ñëwee tey fii jaadu na ma béral ko samay nit muy Moussa Diop. pardon donc jaadu na may leen donc jaadu na bu fekkente ne tey xam naa du woon tey sax laa ko naroon présenté mais dafa di bu toogee fii xam naa ñu bëri dinañ toog ne waaw Moussa Diop lan lay def fii dina am ñoo xam ne dinañ ne lan la fi Moussa Diop di def loolu moo tax ma présent mais présentation moom du woon tey parce que moom yëfu boppam la doon defal boppam ba pare mais bu toogee tey ci réunion bu mel nii occasion la pour man ma gërëm ko parce qu'il n'était pas obligé de le faire xam nga ñoom li ñu def moo jafe xam nga lu tax mu jafe man opposition laa nekk Moussa Diop ak Awa Gueye pouvoir la ñu far xam nga bàyyi pouvoir ñoo fekk ni ci opposition loolu gor moo ko man normalement man samay nit ñoo waroon jóge ci ban dem Benno Bokk Yaakaar mais man ñoom ñooy jóge Benno Bokk Yaakaar ñëw loolu ngor fa la yem lan la ñuy séntu fii dañ fee mun a am lu ñu leen joxul fële Awa Gueye mii dama ko mun a jox lu mu amul fële Moussa Diop dama ko mun a jox lu mu amul fële mais ngor ak bëgg seen commune gis ne nit a ngi liggéey gisuma lu tax ma compte ko damay ñëw jàppale ko pour li ñu tàmm sumb ñu yeggali ko loolu moo tax ñu ñëw mais ñooñu dañ leen war a jox du respect bari na fi avant ñoom am na ñeneen ñu ñëwoon ñoo xam ne feneen la ñu bokkoon tey ñu ñëw ci ñun donc ñooñu ñëpp cër lañ leen war a jox respect ak considération parce que xam nga bëgg yëg moo koy fay boo amee leader soo amee sa leader gis benn nit bu ko bëgg doonal Baay Faalam bañ ko xatal parce que xatalante moom ci politique baaxul kilifa buy politique 1+1 la xam xamul soustraction addition la xam na yokku mais wàññi ñoom wuli mata nag genre wulu mata ñoom wàññi la ñu xam parce que nañu wàññeeku rek comme ça ñoom ñu jege maire rek parce que lu war a ñëw ci ñoom keneen du ko lekk donc politique boobu dafa xewi politique gu yaatal moo xew parce que élection nga jëm tu as besoin de voix calculer nga xam nga fi nga jëm xam nga lan mooy sa objectif xam nga ñaata voix nga soxla pour gañewaat maire bi ñun xam na ñaata voix lañ soxla pour gañewaat maire bi waaw loolu la ñuy liggéey nag ba am voix yooyu téye ko suñu loxo ba mu wóor ñu ne téye dañ jox voix yi nga xam ne moo ñuy joxaat maire bi donc ku ko xam ne dafa bëgg Palla Samb li nga war a def mooy yaatal ñëpp xatal nit moom baaxul na ñëpp doon ay baay faal nen ay yaay faal defeenu leen nit ñi jaar seen kaw boo leen yoree lu ñëpp a bëgg da ngeen ci teg seen bakken bi maire bi la ñëpp bëgg parce que nag li tax nit ñi bëgg maire bi c'est très simple et c'est très clair hein 2014 bi may jël maire bi budget maire bi 250 millions la woon ma jële ko 250 millions yóbbu ko 2 milliards waroon ñëpp bëgg maire bi milliards yi ci biir maire bi ñuy dégg ci maire bi milliards yi nit ñi di dégg ci maire bi moo tax tey ñëpp candidat lañu milliards yooyu nag ñun ñoo ko liggéey joxuñu ñu kee soloon ñu ko xaalis ñun ñoo dem ci terrain bi uti milliards yooyu liggéey ko andi ko
delloo ko waat askan bi nag ba mu mat sëkk. donc tey moo tax ñun ñëpp nañu yaatal nañu tëddee njaaxaanaay nañu defeenu nit ñi yéeg seen kaw loolu mooy politique. boo nekkee responsable da ngay def comme Aïssatou Diallo ñëpp dañ daan dafa ragal li mu tàppetee mais noonu lay kilifa di def kilifa da ngay dem ba ñu ne dafa tàppet dafa ragal ni mu ragalee fekk ragalul mu ngi naxante politique noonu la da ngay naxante politique noonu la da ngay naxante donc daal loolu daal daa amoon sur ma dinañ leen dox parole après tout à l'heure donc mais il fallait ma remercier leen quand même si kanamu nit ñi présenter leen nit ñi Codou tu as la parole. ñu leen di sant bu baax di leen wax ne bëgg nañ ci lool au nom de Pala Family ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Monsieur le maire, lors de notre dernière réunion bi ñu fi defoon ci salle bi dañu mettre en place un comité d'organisation avec à la tête Tata Sira Sissoko, Tata Binta Meng ak Abdelkader Dabo comme rapporteur général. ci kaw loolu nag tenir nañ ay réunion pour chaque commission ku ci mel ni commission organisation sama bàjjen Ndiire Diène moo ko yor xam naa dinaa ko jox kàddu bi ku lu ci mel ni commission restauration sama tata Ndeye Maguette moo ko yor lu ci mel ni commission communication sama tata Khadijatou Traoré moo ko yor ak ki yor commission de suivi des malades commission bu ci nekk réunir na def fiche de besoin ku ci ne wax nga lan ngay soxla pour bis bi léegi kon je pense que monsieur le maire avec votre autorisation damay commencer par Kader comme que c'est le rapporteur général ma jox ko kàddu gi comme ça mu jox ñu ay information par rapport ak recensement bi bu paree sama bàjjen Ndiire Diène jël sama tata Ndeye Maguette bi yor commission restauration jël sama tata Khadijatou Traoré jël ak madame Sey bi yor suivi malade bi waaw ma yemagum fii daal pour le moment. alors donc maa ngi wax depuis suñu dernière réunion bi par rapport ak recensement bi la ñu demandé woon donc yooyu la ñu évoqué woon comme ni ñu ko waxee comité yi déroulé nañ mi ngi déroulé wu mais 2 fiches laa jotagum bu Mame Koumba Diop saisir nañ ko ci base bi déjà ba jox ko exemplaire am ak bu maire Binta Meng tout de suite léegi nii Taka jotu également nee na ma bosam pare na ak pas mal d'autres dinañ ko récupérer tey donc actualiser ko ci base bi donc point boobu noonu voilà foofu moom c'est ok voilà. par rapport également ak lettre bi ñu war a aviser pour directeur d'école bi ak Gaspard aussi lettre bi tamit pare na. non demagul voilà peut-être demain voilà. ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp ñu jëm nag ci journée boo xam ne dañuy ñaan yàlla dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin muy journée de consultation bu ñuy organiser à la Sicap Rydis ci école bi ñu bëgg nag ñëpp teew dëgg la man la ñu nommé comme présidente à l'organisation muy li ma wax fii xale yi keroog du gën leen a xam du gën leen a mën mais xëy na bateau boo gis day am capitaine ñu bëgg rek àndandoo ñun ñi ko yore ñëpp booloo déggoo mànkoo bokk benn kàddu bu ko defee organisation bi yëpp dina jaar yoon ñoo ngi dugg ci kër yi ñoo ngi waxtaan ak mag ñi mag ñaa ngi ñaan yàlla donc seen ñaan yàlla na ko yàlla nangu te ful ko ci sa kaw ci barke Seydina Muhammad ah bés bi nag ñëw na jege na ndax samedi jege na li ci des bëreetul ñuy ñaan ñëpp a génnandoo en masse muy li ma wax démb rek sama benn dëkkandoo nee naa ko man même bu ma xuloo ko yow ñu yónni ma ca sa kër la may dox damay ñëw dox ko ci ful la ndax yónnent la bu ñuy xuloo ñu xuloowaat maak yow génn dem sama yoon donc xëy na loolu moo ñu war tax li ñu war ñun mooy massifier ñun liñ ñu jàngal mooy additionner di soustraire kenn jàngaluñu ko donc fu ñu toll nañuy additionner temps bi ñu toll dootul temps wu xuloo dootul temps wu xeex dootul temps wu werante ndax dafa am loo xam ne moo nekk ci suñu kanam ñu jëm ci di ñaan yàlla atteindre loolu kon nañu bokkandoo ñun ñëpp ndax kenn xamul ban gémmiñ la yàlla def barke ndax nag yàgg nañ fi xëy na xale lañu boo xoolee da nga naan xale lañ mais yàgg nañ fi ndax 26 ans de règne xaw ma 27 ans de règne ci mairie du benn fan mais dama ne guléet laa wax
parce que ku gis ne na ngi yàgg naa fi pour la première fois ñu am maire boo xam ne yëg na askanam pour la première fois ñu am maire boo xam ne mi ngi defar ay jardin public pour nit di ci toog pour la première fois ngay dox ci mbedd xale di la dogale naan neel monsieur le maire merci nga ne lu xew mu ne la moo ma may bourse bu ma jàngee samay ndijaay nekkoon nañ ci mairie bi yore mairie bi yilif mairie bi te mosuñu ko am kon dañ naan alhamdulilahi rabil alamin ci li ñu yàlla may di ko gërëm nag di ko sant di ko ñaanal yàlla waaye balaa mu doon gën a neex ñu takk suñu ndigg mànkoo booloo nekk benn tegaat ko fi maa ngi guddal mais dañuy ñaan yàlla journée bi ñu jëm muy samedi na ñëpp mobilisé wu na ñëpp takku na ñëpp àndandoo na ñëpp booloo nekk benn mànkoo wasalaam. ci personne troisième âge yi comme di ko Ndiire Diène waxee balaa may ñëw ci waxu consultation ñu remercier suñu maire parce que man ñoom ay satu xam nañu man pour taxaw publiquement nii sax dama koo mënul mais pas la moom jaral na ma ko parce que gis naa li mu def ci biir commune bi depuis sama naissance fii ci Sicap Rue 10 bi fii laa juddu tali yi bi ma juddee ba tey tali yi fi nekkoon moo fi nekkoon Pala bi mu ñëwee moom moo réhabilité reprendre suñu jardin yi reprendre vraiment suñu cadre de vie kon nag jox xale yi bourse man mii xam naa ci dara jox xale yi ñii am bac te sollicité ko tegu ci baat ku ci nekk jox na la bourse jigéen yi ñun ñii xam ne ay bàjjenu gox lañu xam nañ dañ ñaa nekk ci biir naaj ci suufu naaj bi di dox santé de la reproduction da ngay dox di dox ñu naan bàjjenu gox c'est du volontariat fay amu ci dugg na fii c'est vrai fay amu ci mais quand même ay mère de famille lañu am na au moins tuuti lu xam ne war nañ ñu ko mën a jox non mais il a fallu que pas la ñëw mu rencontrer ñu toog ñu waxtaan ak moom wax ko suñu doléance mais voilà le maire moom moo ñuy jox par mois au moins 50 000 dem nañu fu nekk di ko wax yeneen bàjjan yaa ngi kaas nee nañu si yéen maire yéen a am maire ñun amuñu maire parce que li ngeen am ñun amuñu ko yéen a am maire kon nag maire bu mel nii ma jëlaat samay frère samay càmmiñ ci Sicap Rue 10 ku ko bëgg a gis ba ne bu leen sonn oo leen ko ma jox leen seen woo leen ko rek boo leen ko oowee même bu fekk ne ci réunion la nekk dina leen rappeler te di ngeen ko gis c'est quelqu'un boo xam ne amul barrage amul kii bokkul ak ñi xam ni ñi fi nekkoon koo ci bëgg a gis ñu naan non il est en réunion non c'est-à-dire que xamuñu loolu le maire c'est le maire de la commune ku ko soxla dafa war a ouvert donc un bon maire comme le disent les gosses on ne l'enlève pas dañ koy garder kon nag un pas la dañ koy garder il le mérite léegi consultation bi ñu takku man maa yore communication vraiment Ablaye Ndiaye def na li mu mën Diarra Sarr di sama rak bien que du relais def na lu mu mën sérieusement malade pour placer des stands il fallait 3 millions c'est des stands parce que c'est l'hypertension qui fait ça donc ku ci am tension na ngay dem di suivre ku ci am diabète na ngay dem di suivre docteur du ma bàyyi ma fen je ne suis pas médecin mais j'ai des amis médecins j'ai un cardiologue qui me suit bu xam ne daf may wax toujours defal nii bul def nii bu defal nii donc képp ku am hypertension na ngay dem ñu lay suivre bul ne da ngay naan garab à vie kooku ça n'existe pas da ngay lekk à vie jusqu'à la mort kon nag jëlal say garab ça coûte cher la maladie cher na de la santé coûte très cher kon nag nañu massifier wu nañu xeex nañu fexe ba Rue 10 école Rue 10 mën a fees del bay tuur kon nag c'est le dernier mot voilà. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni maire bii nu am bu dee ñun jigéen ñi rek noo toog fii sans góor ñi te nu nekk mu dëgg si ñun yaakaar naa bu lee la set jotee
école Rudis ñun ñi dëkk Rudis duñ fa xaj yéen ñi ñëw ñun duñu dugg si li ma yaakaar ku fay paala borom ndax ba nu nekkee Sicap Rudis gii màgge fii sunu yaay di politique nuy sol sërëg t-shirt nuy dugal ci car rapide léegi bu ñuy dem dañuy solu ba rafet di xeeñ neex ndax paala sàmm benn koñ poussièreatul oto mbalit bu ñëwee day romb si tali bi rek jël mbalit koñ yëpp lay dugg ku waxal yàlla waxal yonent bi kon yaakaar naa bu nu woowee ñun ñëpp dañ koo war a wuyu ñun nag la ñuy jox pour nu yore togg bi li nu mën ak li nu mënul yëpp dinañ ko def ndax suñu maire ndax paala warul wax kenn kaay defal ma lii te doo ko def dangay daw safa ak marwa li ma koy ñaanal man Paala Samb mii yàlla na ma ko yàlla fayal si darajay Muhammad bu fekkee ni sëñ Fallou laa gëm lool te muy dëggu ci man ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall fay yàlla na ko fa sëñ Fallou fekk yàlla na ko fa sëñ Fallou fekk tegaat ko maire bii ndax jigéen bu nekk nag ñun ñii dañuy waxante suñu biir bu la jëlulee jël na sa rak baa mu jël sa mag baa mu jël sa nijaay baa mu bañ a am kayit mu toppatoo ko kayit mu taxaw xale Sicap Rudis ñëpp am carte d'identité xale Sicap Rudis ñëpp ni ngi toog di liggéey ku si nekk am na fu mu la teg te buñ dee gor nag amul nga bokk fee amul nga bokk fii dafa woote pour moom dañ ko war a ñëw wuy si buñ dee gor maa ngi leen di jéggalu nag di baalu ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jox ñëpp seen wàññukaay di defe naa man nee naa kenn xamuma ci lii te su ma xamee lii ginnaaw yàlla c'est grâce à Pala kenn xamuma ci affaire politique musuma dugg ci politique mais li ma koy def dama koy def ak cœur parce que dafa ma ji ci àddina loo xam ne nekk naa état civil yàgg fa te xëy na ma dama naan moo ma gindi te li ma gindi lu neex la ci man vraiment ma koy journée bii ñu jëm yàlla def ko ci jàmm ba ñu jeexal ko ci jàmm ak salaam te lépp lu ñu ci wutu yàlla na ko yàlla barkeelal te mu doon ci yokkuteem ci moom man nag li ma ci am du ma ko bàyyi muy suivi malade yi dafa fekk loo xam ne lu ma bëgg sama biir xol la parce que defe naa man mag ñi laa gën a mën a defal que samay morom te maa ngi ñaan yàlla ñu jàppale ñu ci ba mu nekk réussite boo xam ne ba nga xam ne malade yi tamit bu jeexee ñu mën ko def ba nga xam ne bu ëllëgee ñu ne malade yi yëpp faju nañu lañu war a fajoo ba yàlla def ci ñoom wér te yàlla jaarale ko fii te defe naa yàlla mën na ko te dina ko def vraiment mënuma wax nag ci kii mais vraiment ça m'encourage te vraiment des j'aime beaucoup non man suivi laa am non suivi am. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam di leen di gërëm comme ni ko monsieur le maire waxee population bi ñu bëri ñëw nañ wuyu si ko donc tout ça pour ñu organiser consultation médicale gratuite surtout pour nos parents personnes âgées yi suñu yaay yi suñu papa yi suñu maam yi donc loolu rafet la te gis naa ne ak commission yi ngeen def incha allah dina jaar yoon donc sur le plan technique il y aura des médecins ñu ñëw gis papa yi ak maam yi bu soobee yàlla xool feebar yi ñu am bu boobaa ñu def également ki yor commission suivi bi mën a suivre toutes ces pathologies comme ça bu boobaa rek population bi dina am tawféex comme on dit te la santé moom mooy lépp ku amul santé doo mën def dara waaw donc bu ñu amee santé rek macha allah léppay jaar yoon surtout suñu maam yi voilà je vous remercie. organisation bi wëree maanaam mesure barrière yeeg yooyu quoi ñëw leen. waaw bu boobaa dañ koy topp rek on a l'habitude di ko wax ci rajo bi ci télé bi mais nag fàttali yàqul dara bu boobaa rek ñu jéem koo respecter mesure barrière yi ñuy sorianto comme on dit ñaari nit wala ñetti nit fu ñu dajee rek soriwaay war na cee am. bu boobaa également ñu mën a takk suñu masque yi comme il faut buñ ko def ci suufu nan lañ koy waxee sax menton bi voilà donc buñ ko takk foofu pour gémmiñ bi la ak bakkan bi ndax dañuy noyyi te li ñuy noyyi wala li ñuy wax tëflit yooyu ñooy mën a contaminer nit ñi bu boobaa également ñu boole ci rek ak gel bi waaw gel yu baax yi nag surtout
donc dina am solo bu baax bu boobaa dinañ mën a protéger tout le monde voilà incha allah. merci toutes les commissions déglu nañ toutes les commissions léegi te mu ngi guddi te yàgg ngeen fi léegi li ñuy def nañu jox kàddu Maam Kumba pour Rue 10 jox kàddu Binta Mbeng pour Amitié 1 pour la sensibilisation jox Aïssatou Diallo après comme en tant que présidente FEREFEM après dinañ jox Awa Gueye dalal ko jox monsieur leen sant di nuyu monsieur le maire Pala Samb di nuyu monsieur le maire Pala Samb comme niñ ko waxee woon pour consultation gratuite bi ak marocain yi bon ñu ngi ci kawam vraiment ñu ngi ci kawam ñu ngi def porte à porte ñu ngi sensibiliser vraiment fi ñu dugg yëpp maire yeeg paa yi yëpp dañoo kontaan di la ñaanal vraiment parce que soxla nañ ko parce que man fépp fu mu dugg seen yaram neexul waaw seen yaram neexul te peut-être bon amuñu moyen bi ñoom ñëpp di la gërëm di la sant vraiment man affaire boobu sax daf ma touché wóor na yàlla yonente bi bon ñi ngi ñaan daal yéen ñëpp muy commune bi ñëpp ñëw jàpp si parce que du man maa organisé du Ndiira du Ndey Maguette ñun ñëpp la ñun ñoo bokk commune bi ñoo bokk suñu ndey bokk suñu baay donc nañ si ñëpp a jàpp loo jàpp mu dëgër rek day dem incha allah rabbi waaw parce que vraiment kontaan nañu ñëpp a kontaan man de damay dox di bonde parce que Rasulullah damay dox di bonde wóor na yàlla ko yonante bi donc yal na la yàlla defal jàmm te li ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko eggal ci alhamdulilahi rabbil alamin sant yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di remercier monsieur le maire dama leen di ñaan yéen femme commune bi yéen ñëpp ngeen génn le 7 et le 8 ñu génne mag ñi ñu ñëw faju si monsieur le maire ñun li ñu sante woon def nañ ko ñu ngi dugg ci biir kër yi maire ya paa yëpp kontaan nañ ñu ngi lay ñaanal kon nag ñu ngi ñaan yàlla le 7 et le 8 ñu dem ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin monsieur le maire ak staffam tout le conseil municipal parce que foog naa nag comme lu ñu wax bu la ko amee ndaka gërëmee coy moom mii lu ne defal nañu ko ci àddina man nag sama message de mobilisation lay doon parce que nee naa nag Pala Samb mii bu mu ñu ëpp ngor lu ne defal nañu ko ci àddina man nee naa leen tey jigéenu commune bi ñëpp a leen ñee boo demee commune yëpp duñ leen a ñee parce que bu luy financement jox na ko jigéen ñi rural recruté na ko ci commune bi kuy bàjjanu gox mi ngi lay fay salaire jeunes yi ñii ñëpp ku ci nekk yaa ngi ak sa bourse kon nag foog naa ni ñun ñii Pala dafa nekk suñu trésor au sein de la commune kon nag may ñaan une forte mobilisation quartier bu ne bëgg naa le jour boobu le 7 incha allah à 16h ñu ñëw feesal école bi ba mu fees dell quartier par quartier na ñëpp mobiliser wu ñu ñëw assister suñu maire assister le conseil municipal ñëw suñu commune wax les réalisations yi nga xam ni tey jii monsieur le maire def na ko ci commune bi ak conseil municipal bi donc man daal loolu mooy message bi nga xam ne maa ngi koy lancé di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di gërëm aussi comité d'organisation bi nga xam ne mettre nañ ko sur place di gërëm waa Pala famille gis nañ seen liggéey sur le terrain donc ñëpp daal maa ngi leen di dëkkañ ci nuyoo bi yéen ñëpp nuyu naa leen gërëm naa leen sant. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne si turam ak santam c'est bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne si turam ak santam di leen remercier monsieur le maire pour accueil bi ma def boobu ba tey dama mujj rus sax franchement bi ma ñëwee rejoindre leen ba tey aw ma lu ma naqadi recevoir ngeen ma jàpp ngeen ma dalal ngeen ma aw ma seen fay nag yàlla na leen si yàlla fay sama xel dal na torop bi ma duggee si yéen
rëccuwuma ko nag benn yoon parce que franchement ñu baax ngeen di remercier nag sama waa gox waa Fann Ok boobu ba tey ñu ngi may dalal bu dul jeex ñu ngi may seet si ñu ngi may consoler daal pour ma xaj te franchement xataluñ ma benn yoon sama xel daal dal na di remercier madame la présidente Aïssatou Diallo à tout moment mi ngi may nemmeeku di ma woo téléphone di waxtaan ak man aw ma seen fay daal kontaan naa si yéen ñëpp monsieur le maire nag man maa def sama choix parce que c'est un bon maire nekk maire boo xam ne dafa bëgg commune am bëgg ay jigéenam bëgg xale mag ndaw ma xool ko suivre ko mu nekk liggéeykat Fann Ok moom waxaalewu ma ko ndax taxi sax boo ko duggee ba mu jub Fann day apprécier ne waa fii Fann Ok la nga ne ko waaw mu ne seen Fann rafet na ngay kontaan loolu yëpp monsieur le maire moo ko waral macha allah mu nekk maire bu bëgg commune am bu liggéey ba ñëpp a teg ci seen bët donc ma def sama choix ñëw ànd ak moom pour liggéey suñu commune te rëccuma ko et je pense que j'ai fait un bon choix boo xam ne je ne le regretterai jamais plus tard ma war bëgg nag ànd ak yéen ñëpp ñu jàppale monsieur le maire liggéey ba mairie bi mu toogaat ci ak jàmm ak salaam di ci toog ba doyal sëkk yal na ko yàlla def di ñaan nag bés bi ñu jëm le 7 ak le 8 yàlla may ñu ci ndam ñu def une forte mobilisation ba école ba fees dell ba ñu xam ni commune bi yëpp monsieur le maire la ñu àndal yàlla na ko yàlla def foofu yëpp fees dell te j'espère que ñun ñëpp dinañ mobiliser wu rawatina Fann Ok bi ma dëkk am naa ci yaakaar mu nekk une réussite totale yàlla na ko yàlla def encore une fois merci monsieur le maire. ci seen tur ak seen sant donc di gërëm le maire Palla Samb ci cadre bi ma may yéen ngeen am exclusivité bi comme li mu leen ko waxee donc beneen format la ñu choisiroon sax fan yëpp ñu ngi ciy waxtaan gannaaw ba mu ci jotee ndax lu ko bett la ndax loolu yëpp maa ngi koy togg ak Laay Gooto depuis plus de ñaari at dañ doon xaar mu jege ma dog ko wax Palla ndax maire duma xaar mu ne ma ñëwul jàppale ma ndax lu war la donc sama digganteeg Palla ëpp na 30 ans mu yar ñu nekk ay mineur ba ni ñuy màggee ba di ñam ba tekki dara donc mu ñuy éduquer di ñu jaarale ci yoonu dëgg donc pratiquement contribuer na lu bëri tey ci fu ñu toll lu ma xam ak lu ma mën ci politique je pense que gannaaw yàlla joué na ci am na ci contribution bu rëy mais nag dama am sama personnalité bopp boo xam ne yàlla moo ma ko bindee mooy nit lu ma bokk ak yow lu ma ànd ak yow su ma d'accorduma tey jii doxal nañ lu ñu Palla ci mairie bi su doon jàdd na càmmoñ am naa fulla ak fayda bu toll ni su ma ko waxul it du ma toog fii ak di jël micro Benno Bokk Yaakaar laa bokk parti au pouvoir donc coalition au pouvoir laa bokk Mayel Karim Malick Adji Fatou Samb et cetera samay nawle politique lañ duma militant wu kenn parti ma fa yóbbu coalition ma fa yóbbu ñun ñëpp 2012 ak ñoom Khalifa ak tout le monde ak Idrissa bi mu génnee ma des fa ñi ma fa àndal duma seeni militant seeni nawle la lu tax nag ñu bàyyi leen loon suprématie bi mooy dama am malchance sama parti génnoon ci coalition bi donc ñoom ñooy privilégié yi bi may jël sama décision soutenir Palla gis naa li muy liggéey ak li muy def ci population yi surtout ci finance municipale yi mu tegu ci yoon ndax comptable la su ko tegul woon ci yoon
xëy na su ngeen ñu déggul it am naa fulaak fayda bu toll ni sama ruq laay toog mais li mu def même su ma ko bëggee xam naa ne man mënuma ko li mu yéene moo tax ma jël responsabilité ne dama koy jàppale ngir yéeneem ci commune Fann Point E Amitié mu yeggali ko waaw. fii nag mooy tribune bi ma gënal sax parce que xëy na su ma ko defoon avant ñu ne benn boobu réew mi ñëwagul réew mi ñëw na dugaat na Benno Bokk Yaakaar sama téléphone bi xaw na toj démb sama position du varier Palla mooy sama candidat te ku ma xam-xam ne politique mën naa ko xeex mën naa ko mënewuma ay wax jëf laa mëne bukki yi ràngoo deru bëy yëpp xam nañ leen waaye benn bëy bu soobee yàlla fii mu ne du manqué ci géttu Palla xeex bi su jotee suñu fi bakkan bàyyee sama xeex lay nekk man ak yow keroog ma lay joxaat commune Fann Point E Amitié ci kàttanu yàlla maa ngi leen di remercier yéen si diine ak Moussa Sy daal li ñuy représenté ci commune bi ku ne xam na doole bi ñu am parce que dem nañu élection gis nañ seen résultat te ñoom kenn naa dem ànduñoo kenn te gis nañ seen résultat ci biir commune bi kon kooku nekk présidente bi bu ñëwee bàyyi foofu ñëw ne man yow laay jàppale jaadu na ma gërëm ko sant ko présenté ko mbooloo mi muy sama sœur Daba Diagne. ñu may ñu dégloo nag ndaxte li ñuy wax amaana tooguñu fii rek di wax rek li ñuy wax bëgguñu kenn dégluñu ndax Palla moo ñu yitteel ndamal Palla moo ñu tax a jóg kon bu ñu ñëwee pour wax ci loolu dañuy ñaan ñëpp rek dégloo ñu ñaan leen ko ñuy nuyu ñëpp di leen ziyaara di baalu ñëpp àq nag baal nañ ñëpp di rafetlu kàddu yi fi jip yëpp di beral nuyoo sunu maire ndax nee nañ ku dee ca marché ba yaa tàggee sa bopp monsieur le maire Palla Samb li nga fi liggéey ba tax ñëpp a topp la ñëpp gis nañ ko yaa ko def léegi nga ñu waxaat sa bilan léegi nga ñu waxaat li nga xam ne moom fa nga jëlee mais budget mairie bi ak fa mu yegg si tey te kenn mësu ko fi am ci benn maire ñun fi la ñu lépp a fekk menace lépp fi la ñu fekk mësuñu ñu jox bourse mësuñu am aide tabaski mësuñu ñu utal kaar baa nga nee Fann ok di yóbbu xale yi di leen indi kon li nga fi liggéey rek la nit ñi wax bu waral sa jëmm ji parce que wat gaal ak yëgoo tey jii ñu bëri xam nañ ma ci parti PUR man xam nga lu ñu may woowee Daba PUR c'est mon parti de l'unité et du rassemblement fier d'y être nag